mbokk jàngeen jëf dal leen jàmm bisimila ci xibaar yi duwaan bu Kédougou teg loxo ñoo xam ne ña nga woon ci ab bërëb ñett ci yu bés defar ko doon ay clandestin di fa defar xeetu or ak yeneen ay leeral ci biir communiqué boo xam ne doon bu Sénégal jot na ko amal am na ay gox yoo xam ne ci Ndakaaru amuñu ndox ñu tàmbali nag dund lu metti fa ca mel ni Grand Dakar ak ñaari tali ci nag boobu la jamono am na yeneen gox yoo xam ne moom loolee ba léegi laalagu leen na Noël di juddub ñuy màggal juddub Jésus Christ di yonent Yàlla alayhi salaam ñu koy nag màggal chrétien yi bëri woon nañu lool sax ca paroisse Saint-Pierre de Baobab fekkee julli boobee ci ay kaddu nag abbé Abraham Correa moom dafa gis ne nañu xoolaat ni nga xam ne moom la ñu màggalee ni nu mel ñaareelu pàcc xibaar yi den ci ànd ak Youssouf Bodian ci tàggat yaram ci technique bi Amadou Ndiaye asalaamaaleykum. Duwaan bu Kédougou nag jot na teg loxo ñoo xam ne ña nga woon ci ab bërëb ñett ci yu bés tey defaroon fa ab gox doon fay clandestin di fa defar xeetu or ak yeneen ay leeral ci ab communiqué boo xam ne amal na ko Jeggaan ñaa bu dee yemb na kon déglu ko. douane nationale teg na loxo ci ab entreprise bu doon yëngu ci wàllum njuuj njaaj ci li ñu dippee ressource minière ca région bu Kédougou mu nekk ay saytu yu ñu amal gannaaw ba ñu jàppee juróom-ñaari defkatu ñaawteef yu bàyyeekoo biti réew ñoom ñooñu nag dañ doon amal ab site d'orpaillage bu jaarul woon yoon ci Berge Falémé nekk ci département wu Saraya site boobule mi ngi nekkoon ci diggante frontière Guinée ak Mali ci biir région Kédougou ci njiitalum chef de subdivision bi Mamadou Diallo agent wu Kédougou wane nañ xarañte ba mën a daaneel bile site d'exploitation mu nekk ak activité bu ñu jàpp ne dëppoowut ak woon patrimoine national bu ñu sukkandikoo ci bile communiqué defkatu ñaawteef yooyu le ñi ngi doon utiliser ay produits yoo xamante ne des nañ koo jëfandikoo ndax mën na jur loraange ci gàncax gi ak doomu aadama yi ba tey douane di ñu xamal ne juróom-ñaari defkatu ñaawteef yooyu jébbal nañ leen procureur ñoom nag ñi ngi leen doon toppee wàllum importation en contrebande dugal machine ci réew mi ci lu jaarul yoon ak exploitation bu jaarul yoon enquête ba nag ma ngay wéy ba tey ñi koy amal di agent wu Kédougou ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk wàllum alam bi ak meññeef yi nga xamante ne ñooy génne ci suuf si. fanweeri simili ak ñett ñu lalu ci ñeent waxtu fii ci RFM. ñi nga xam ne ñoom ñoo loru woon foofee ca Tiwaawoon Pël ci seeni suuf amal nañu tey seeni manifester ñu taal fay pneu daal sax baare circulation ba foofee ci yoonu Tiwaawoon Pël ak tamit wutali VDN ñooñu nag ñu ngi tey ci seen ñett ci yu bés doon ak di amal te ne grève de la faim ñuy nag laaj nguur gi delloo leen seen i suuf comme ni mu ko waxee woon ki yor seen i kaddu boobule kuréel di Oumar Diop ci jokko beeg El Hadj Ndiogou Diène. depuis lundi victime yaa ngi tëdd ci siège fi nga xam ne moom mooy mairie Tivaouane Peulh Niaga te ba tey à part maire Tivaouane Peulh Niaga amul benn autorité bu ñëw fekk ci leen waxtaan ak ñoom wala mu jéem a participer te li tax victime yi tëdd ñoom ñoo leen ko teg parce que ñoom ñoo leen digoon ay dig te ba tey amul dara tey nag suñu xol mayatuñu ñuy seetaan suñuy papa seetaan suñuy yaay seetaan ñuy dee suñuy loxo rawale nañ presque mag ñëpp ñi ngi fa rawale nañ ñëpp suñu xol nag moo ñu ko maytul moo tax tey ñu wàcc sur la rue tey ñi ngi ñi ci tali bi taal nañu tali bi ay pneu te on prend nos responsabilités waaw lii nag duñu ko arrêté tant que président de la République promesse yi nga xam ne defoon na ko jëmale ko ci victime Tivaouane Peulh yi respecté wu ko parce que ñun moom moo toog à la veille des élections joxe des instructions premier ministre bi fi nekkoon di Mohamed Boun Abdallah Dionne dañoo toog ak moom mun ñu président nee na joxe na ay instructions fermes yi nga xam ni su week-end dafa bëgg gars yi régler ko muy que ni nañ leen fay seen impense ba mu mat sëkk muy que ni site bi nga xam ne joxoon nañ ko coopérative primature te moom mi nga xam ne mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne moom mooy patron primature nee na amul woon sax information que ni loolu am na te loolu teguwul ci yoon parce que dañoo jël alalu jàmbur bëgg koo jox ñeneen nit alalu néew ji doole bëgg koo joxe borom teranga moom mënuñu président nee na loolu nañ ko jëlee ci waa primature nañ leen delloo seen alal beneen bi ci topp président de la République bi VDN bi jàllee nit ñi ñu toj seen i kër mu ordonné ñu recensé leen ba tey mënaguñoo jox seen i xaalis muy nekk ay pères de famille yoo xam ce sont des démunis ay néew ji doole ba tey mënuñoo jox seen alal président de la République jëlaat ndogal tekk au nombre de 1796 te lii boo ko bëree vérifié demal au niveau de la sous-préfecture de l'arrondissement de Bambilor baa nga dem au niveau de la préfecture de Rufisque baa nga dem au niveau du gouvernance de Dakar ñoom ñi ngi ak les dossiers parce que ñoom ñoo yabaloon commission départementale de recensement bi mu def un recensement. des ba tey ci Ndakaaru am na yenn quartier yoo xam ne fii ci Ndakaaru tàmbale nañu dundaat ñàkkub ndox gu tar sax fa ca mel ni Grand Yoff Grand Dakar
ak ñaari tali ñeneen ñi nag gis ndox doon lu jafe ci moom waaye ci ñoom waaye nag am na gox yoo xam ne newul loo xam ne jafe na fa reportage Amadou Sabar Ba. waaw bàjjen la ma ñëpp ñu koy woowee bàjjen ci quartier bii di ñaari tali soxna si war a am lu tolloog juróom fukki at di xamle jafe-jafe yi muy dund ci ñàkkum ndox mi. mais ndoxay lépp hygiène bi ndox la sa dund ndox la lépp ndox la mënoo toog benn journée boo naanoon man par exemple mënuma dem di wëri ndox di rooti aw mu wér bi sama âge mayuma ko waaw mi ngi noonu nag muy man de samay borom salte day ñëw wére di ñëw coono ñëw xaalis boo am jënde ko ndox kooku nag tamit ak fi ñu toll métti bi ñu toll coupure ndox yokk musiba la. ca Grand Dakar loolu tamit lañu fa gis lii di ndox manqué na fa loolu bu ñu sukkandikoo ci nga xam ne ñu koy tuddee rama. dañuy root moom day metti ci ñoom trop dëgg yàlla dëgg la bëgg waaye zone B moom dañuy sonn trop ci ndox mi. waaye Alassane Gueye dëkk ci ñeenteelu étage ci immeuble bi nga xam ne soriwul dara lii di rond point Jet d'eau di ñu xam ne mi ngi am ndox bu doy saa su ne. non du tout fii bëriwul lu ñuy am coupure d'eau quoi te ñun fi ñu dëkkee peut-être ci kaw dafa xaw a sori mais dañuy am ndox à tout temps ci waxtu bu ne ñu ngi am ndox bu sell. jafe-jafe ci wàllum ndox liñ koy nemmeeku ci Ndakaaru bari na loolu ci yenn quartier yi fii ci capitale bi askan wi dañuy obligé di xaar li nga xam ne mooy ndox mi ba ay xaaji guddi. Amadou Sabar Ba jaajëf jokkul njaliñe ne mënatuñu xaar ñii di kilifa yor pàcc mi ndax dañoo gis ne ñoom dañ leen a faalewul benn yoon seeni ay problème daal ñoom dañ ko sax gisul askan woowee nag jël dogal génne koppar jël ay loxam dugal seeni poche génne fay koppar tabax fa ab case de santé boo xam ne dafa méngoo ak jamono boo ànd ak sax lii di ambulance ngir ñu fexe ba ñu fay feebar ñu leen di taxawu na mu gën a gaawee ci sax jamono jile bëgg nañu fexe daal ba seen gox bee lakkatu ñu daldi ci ut ay pexe ma nga ca département bu Thiès jokkul njaliñee Cheikh Anta Diop. jokkul njaligéey di ab dëkk boo xamante ne mi ngi ci commune am Ndiayène Sirakh digganteem ak Xombol daanaka toll na ci 4 kilomètres dëkk yu bëree ko wër fu mel ni Ndialenjee Bànneex ak Ngayaxe ñoom seen jëmi bopp ñoom ñoo dajale tabax ab case de santé bu mucc ayib loolee lépp nee nañ ngir jàppale askan wi lu jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram docteur Mamadou Ndiaye moom moo yor seen kàddu. nga xam ne ñëpp ñu bokk dëkk jokkul wér-gu-yaram day lu leen soxal lool moo tax ba ñu nangoo sonn nangoo boole seen doole di dugg di génn ba ñu am case de santé boo xam ne dina mën a dimbali bu baax population ci wàllu santé njaar gaa ngi nii soriwul même Marna la nga ni soriwul yeneen ak yeneen yoo xam ni noo bokk tund bi dans la commune de Ndiayène Sirakh qui compte 37 villages. jokkul njalige nag dëkk la boo xamante ni dugg fa yombul daanaka ganmus la oto yi dañuy faral di ngiroo tayit bu ñu amee ñu tawat génn leen ci dëkk bi day jafe lool loolee tax ñuy sàkku ñu defal leen ab rang-rang. suñu bëgg-bëgg la ñu jàppale ñu ci parce que fii ak goudron bi paasewul ay 3-4 kilomètres bu suuf si baree sa oto jaar fi sax du yomb. ñoo ngi dalal ambulance bi ñu rafaatale sunu case de santé bi xam nga malade yi wax dëgg yàlla bu ñu amul dara lu leen mën a yóbbu en urgence am na ñoo xam ne ci kaw charrette yi sax mën nañ cee am doom très exposé. lu toll ci 5 junniy nit ñoom ñoo yeewoo ci dëkk bi te lu jëm ci wàllum mbay nag yëngu nañ ci lool rawatina mbayam dër askan wi yeewoo fii ci jokkul njalige ñi ngi sàkku ci nguur gi mu defal leen forage ñu mën di fa bay ngir ndaw ñi mën a des ci dëkk ba. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. dañu jóge foofee jokkal njalige ca département bu Thiès wutali Kaolack foofe nag ñi nga xam ne dañoo dem inscrire wala adhéré ci ay mutuelle de santé ñoom tamit mën nañoo noy bu baax a baax ndax loolee waral na daal ba fi ñu dem léegi mën a faju doonatul jafe-jafe dañoo sax gis ne loolee bañ ko tegee ba tey lu toll ci téeméer boo jël juróom-ñetti fukki ya foofe ca Saloum ñanga ca yooyu les mutuelle léeg-léeg Ibrahima Diamé. portabilité nag dafa ñëw pour yaatal avantage yi nga xam ne ñu ngi ci mutuelle de santé yi politique la kon bu nga xam ne day permettre adhérents yi ñu mën a faju ak seeni carte ci yeneen diwaan yu dul fi ñu bindoo Lobé Sissoko moom mooy coordonnatrice réseau Oyofal Paj mutuelle de santé bu Kaolack. bu ñuy wax portabilité so baatu tubaab la waaye dañuy wax ne rek nañ ko jël rek misaal comme portable je crois que portable ñëpp a ko yore te heure booy dem da ngay yóbbaale sa portable. kon dafa mel ni rek dañ ne paj mi tey booy fooy dem ak fu mu munti nekk rek yóbbaaleel paj mi donc loolu la ñuy tekkee ne ñun portabilité des soins mooy foo munti dem ci région Kaolack ak commune bu mu munti dem
boo feebaree boo demee ca commune boobu boo feebaree demal ca mutuelle ba la gën a jege mutuelle boobu dana la xool dimbale la ba ñu mën laa faj bu fekkee ne ay garab la ñu mën laa jox say garab nga delluwaat sa kër. bu ñu xaymaa nag politique bi léegi fu mu toll ci diwaanu Kaolack biñ ko dooree bu ñu sukkandikoo ci présidente bi dem na ba 80% bébét bi nag moo di généraliser ko au niveau national. Kaolack am na phase testam bu mu commencé te yaakaar naa ne bañ koy commencé tamit sóoroon nañ ne ñun dañ ko bëgg a yaatal ba nga xam ne dafay nekk dans toutes les régions du Sénégal et que bu boobaa xëy na niveau li ñuy wax rek ne niveau national danañ ko porter ba nga xam ne portabilité boobu dana mën a yemb. ndaje bi kon taxoon rek ñi yëngu ci mutuelle de santé daal di weccoo xalaat ngir mën a vulgariser politique bi nga xam ne day ñëw pour yaatal avantage yi nga xamante ni lii di mutuelle de santé yi jagleel nañ ko askan wi Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. tey ñuy màggal juddub Jésus Christ ñi nag di chrétien yi bëri war nañu lool sax foofee ca paroisse Saint-Pierre des Baobab ñëw fekkee julli bi ci nag ay kàddu yu tedd yu jóge ci abbé Abraham Correa moom dafa wax na daal ñii di jullit ñii nag di chrétien yi bu ñu ñëwee daal di julli nañu fexe ba ñu xalaat bu baax a baax ni ñu màggalee bés bu tedd boobee reportage yu Makal Sumli. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de fii ci paroisse Saint-Pierre bu Baobab bari woon na lool ay taalibe yi ñëwoon ku ci nekk sol sa yére bi gën a rafet ngir teewe bés bi ñuy màggal gane ci àdduna Yeesu Krista abbé Abraham Correa nekk diacre ci paroisse bi. ñi fi nekk ci biir paroisse bi dinañ dund loo xamante ni dund nañ ko xëy na 25 décembre passé waaye ci ngëm moom xam nga ni ngëm mënoo yem ci benn place da ngay avancer chaque fois léegi ku nekk moom moo xam lu muy dund doomu yàlla ci biir àdduna si war na gën a yokk ngëmam. Joseph sol benn costume bu ñuul teg ci cravate bu bleu njaboot gi wër ko moom mi nee na dina profité ci bés bi ngir ñaan jàmm ci réew mi. dañoo ñëw fii ngir célébrer maanaam sunu doom yàlla bu ñu ko tuddee noonu mooy Jésus mooy Noël pour ngir fête bi maanaam pour ñëpp daal si jàmm si salaam pour Sénégal def ay ñaan pour am jàmm si biir dëkk bi tout ça ñëpp am jàmm daal. Noël fête nañ ko tey ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre bi. at mi nag dafa yemook juróom-benn fukkeelu anniversaire paroisse Saint-Pierre bu Baobab gannaaw ba mu sosoog léegi abbé Abraham Correa ngi woo taalibe yi ñu fete bés bi nu mu waree. ca Ziguinchor naka noonu paroisse des martyrs bu Ouganda nag bu Colobane moom moo amal meesu minuit ba évêque bu Ziguinchor woote jàmm ndax dafa gis ne jàmm googee dañ ko salfaañe bu baax a baax sax Paul Abel Mamba Diatta nag di woo kilifa yi ñu gën a bàyyi xel jël seen responsabilité fexe daal ba ni ñu sonlee ñii di soxna yi mu daal di fi jógee lii nag di ay cadre yoo xam ne Front Polisario moom moo jox di baaraamu tuuma ñii di waa Nations Unies mi nga xam ne Antonio Guterres moom moo ko jiite dañoo gis ne ñoom ñooñee dañu jàppale ñii di waa Maroc te loole buy wëy dafay rek jur ay fitna foofee Ibrahim Gali bëgg nag Mauritanie tamit fexe ba intervenir ñu déglu ko moom mi ci micro beeg Mohamed Diop suñu ndaw foofee ca Nouakchott. بالنسبة لنا موريتانيا يلا تلعب دور شور فرنسا. jàpp naa ne Mauritanie daa war a wax ak France wax ak tam mbootaay xel yi ngir fitna bañ a am ndax su fitna jibee ci ñëpp lay metti rawatina réewu Mauritanie ak askanu Mauritanie. مقاطعة المنطقة كاملة اللي تعاني وبالدرجة الأولى. ndax frontière bu gudd bi Mauritanie séq ak réewum Sahara ak itam jege gi Maroc jege frontière Mauritanie fitna bu jibee doomi réew yi Sahara ak Mauritanie yi nga xam ne dañuy dund ci frontière bi dañ koy yëg saa bu ñu xëyee. أي توتر لا يأثر الموريتانيين على الشريط الحدودي. kaddu yi secrétaire général bu Polisario ki ko doon tekki diituñu ndaw foofee ca Nouakchott Mohamed Diop. tàggat yaram Youssouf Bodian maa ngi leen nuyu. di la fay Seydou di nuyu ñëpp. fu ñu koy tàmbalee. wàllum coupe du monde bi war a am ca Qatar atum 2022 FIFA kon le 21 janvier la war a def kon tirage au sort bi waaye xam nañu
léegi kon composition ñeenti chapeau yi nga xamante ni moom moo war a am ci zone Afrique ñoom nag ñu ngi ko wekk ci classement FIFA bu mujj bi nga xamante ni kon Sénégal moo jiitu moo tax Sénégal nekk ci chapeau 1 bi ànd ceeg Tunisie Nigéria Algérie Maroc Ghana Égypte Cameroun Mali RDC maanaam équipe yooyu ma lim kon du ñu bokk groupe ci qualification yooyu de waaye mën nañ daje équipe yu mel ni Côte d'Ivoire Afrique du Sud wala sax Guinée wala Gabon ñoom ñoo nekk ci chapeau 2 bi chapeau 3 bi Mauritanie ku mel ni Mauritanie mu ngi fa Guinée Bissau ñoom ñoo bokk chapeau boobule jàppale ni kon ci éliminatoire yooyu le sunu jongante ba pare kon fukki équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo jiitu ñoom ñooy kon daje ci seen biir ci ñi match de barrage kon juróom yi nga xamante ni ñoo ci génn ci match aller retour yooyu ñooy qualifié ci kon lii di coupe du monde bi nga xamante ne ñu ngi ko war a amal 21 novembre ba 18 décembre 2022 ca Qatar. ci coupe du monde boobule kon bokk na ci équipe yi koy yóotu équipe Sénégal kii di Mbaye Diagne nekk attaquant international moom kon bi CAN bi rombé ba léegi CAN bi amoon sa Égypte kenn gisatu ko ci équipe bi ginnaaw bi nga xamante ne kon jóge na Galatasaray dem fële ca Bruges moom international sénégalais bi kon di yëkkati ay kaddu jëm ci digganteem ak équipe nationale bu Sénégal kaddu yooyu kon jib ginnaaw bi nga xamante ne dafa doon def ay don fële ca Pouponnière bu Médina ñu déglu Mbaye Diagne. égoïsme duma joueur bi nga xamante ne damay forcer sa équipe nationale comprendre nga dama ñoroon ma bëgg ñëw équipe nationale parce que li ma bëgg la suma dëkk la te suma beneen morom bu nekkee si équipe bi di dugal aw ma leneen lu mu si wax lu du kontaan waaye man li ma mën a intéressé mooy man xam naa suma dugal aw ma leneen lu mu si wax lu du kontaan waaye man li ma mën a intéressé mooy man xam naa suma delluwaatee suma niveau bu dee but rek moo tax ñuy woote dinañ ma waat loolu laay ñaan continuer après équipe nationale mi ngi sama kanam tu vois parce que man ba may dem Bruges bi ma nekkee Bruges man coach bi waxtaan ak moom Aliou tu vois mu ne ma fils mu ne ma dellu si sa niveau nga joué équipe nationale ubbeeku na pour ñëpp amuma ak yow benn problème ko amul benn problème. Mbaye Diagne kon mi nga xamante ne am na jafe-jafe jamono yi ak entraîneur am foofu ca Bruges kon dàqul kon ci janvier bi mu dellu kon def retour de prêt dellu foofule ca Galatasaray ca Turquie fële ca Kolda phase nationale yi nga xamante ne nawetaan la mu ngi wéy te ONGAM kon daa di ko organiser ñoom nag tey ci ngoon dañuy amal match de groupe yi te lañ koy jeexal ngir xam yan équipe ñooy qualifié ci ñaareelu pàcc bi ñu déglu ki jiite ONGAM boobule di Ousmane Yan Thiam. fi mu toll nii ñu ngi waaj tey la ñuy terminer suñu phase de poule yi am na ñaari équipe yoo xam ne qualifié nañu demi-finale directement déjà ñi ngi xaar tey à l'issue des journées ñeneen ñi leen di rejoindre donc la plupart des équipes dañuy ñibbi fi ñu jóge woon léegi nag ñu waajal demi-finale bi vendredi finale bi nekk dimanche incha allah wàllum organisation wax dëgg yàlla sant nañ yàlla bu baax parce que budget bi moom ba léegi bouclé guñu ko waaye ñi ngi joxante loxo ak autorités yi nekk ci dëkk bi pour ñu jàppalante fexe ba mën a toppatoo lépp luy hébergement restauration ak transport yooyu nga xam ne ñoo nekk li gën a diis ci wàllum organisation mobile nit ñi tamit ñi ngi wuyu wax dëgg yàlla ci ñeenti fit yi ñu football yëpp nit ñaa ngi wuyu di ñëw ci terrain di ñëw ci stade yi muy am animation loolu tamit mbégte la niveau football bi tamit niveau bu satisfaisant la parce que gis nañ ne match yëpp day am enjeu day am niveau bu baax daal loolu tamit ñu ngi ciy sant yàlla. kooku di Ousmane Yan Thiam kon daal di diriger lii di ONGAM ñuy amal seen phase nationale nawetaan jamono yi ca Kolda ca Angleterre suba ñoom kon dinañu jouer maanaam boxing day bi kon suñu nowelee ba noppi dañuy xëy kon daal di amal ay match bokk na ci li ci gën a fës Liverpool mi jiitu war a fekk Leicester bi nekk ci deuxième place bi loolu yëpp kon nañ ci ñëwaat ni mu gën a yaatoo xibaaru ngoon yi incha allah. incha allah Youssouf Bodian jaajëf mbokk yi xibaar yi buur nañ dañu fàtte lu ci gën a fës.